numéro 1 yegg si waat na waa ji ñëwaat na ki nga xamante ni moom arène nationale saa bu fa wootee nga xam ne ndaanaan woote na arène nationale mbokk yi kooka la ñu ne Fallou Ndiaye borom Ndiaye production moo ñëwaat bisu le 9 janvier di bis bi nga xamante ne nii mbokk yi moom la Fallou Ndiaye borom Ndiaye production jël ne dama ci sargal ki nga xamante ne nii mooy borom coalition Sénégal 2035 dama ci sargal ki nga xamante ne nii mooy xaritu ndawu Sénégal dama ci sargal ki nga xamante ne nii moom la ndawi Sénégal bëgg kookal la ñu ne Mame Mbaye Niang candidat à la mairie de Dakar borom coalition 2035 mbokk yi moom la Fallou Ndiaye di sargal ci bisu le 9 fan ci arène nationale ay Mame Mbaye am nga lu rëy ndaw ñi ñoo la sargal ndax kat ndawi Sénégal ku nu bëgg ba sargal la am na loo xamante ni def nga ko mbokk yi Fallou Ndiaye indil ko combat bu mag bi nga xamante ni ku doon amateur bëgg nga ko kookal la ñu ne Vieux Dacia xale bi nga xamante ni nii moo nekk ci Kër Massar xale bi nga xamante ni moo nekk ci école de lutte Boy Sey mbokk yi moom la jël boole koog Youssou Ndour mu lébu gi Youssou Ndour ndaanaan bi Youssou Ndour mi nga xamante ni nii du préparé day pare mbokk yi ñaar ñooñu la Fallou Ndiaye boole indi leen ci bisu le 9 décembre muy bis boo xamante ni lamb dootu ko fàtte waaye li ci gën a neex Mame Mbaye Niang sa bis bi combat spécial bi jar na lu ne Baye Ma Ndiaye numéro 2 mbokk yi jéeri ngoone mi ci ndaat moom la ñu jël boole koog bébé bis mi lébu bi bébé bis mi jàmbaar bi mbokk yi ak kan ñu ne Aïda Ndiong waalo bi Aïda Ndiong doomu Sénégal Aïda Ndiong mi nga xamante ni nii mooy yaayu Sénégal mbokk yi ñoom la ñu def invité d'honneur le 9 janvier ci arène nationale et Mame Mbaye bis bi nga am rëy na de lamb de ku ñu sargal xamal ne def nga lu rëy ay le 9 arène nationale Ndiaye production. asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar rawatina yéen ñuy suivre sur Kewel Info kon ni ñu koy defee à chaque fois l'actualité oblige di nuyu nag képp koo xamante ni rek yaa ngi ñuy suivre sur Kewel Info. ñaan yi ak encouragement yëpp surtout les internautes tey nag ñu ñëw fii si jàmm gën gannaaw ba Balla Gaye numéro 2 mu nekkoon le premier passé mu nekk làmb joo xamante ni ba tey dafa am coow li ma naan avant la pendant et après mu nekk combat boo xamante ni ñaari mbër yëpp amuñu dara luñ leen wax bëri nañ ci jom ak ci fulla Bombardier di ko félicité waat bu baax a baax a baax kon li may wax rek ñi naan jeexal na Bombardier jeexalagul naa na ko bàyyi gars yi bàyyi xel am na ñeneen ñu fi mën a bëreel di encouragé ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye numéro 2 kon ni ko manager bi waxee def na fi lu ne indi na fi lu ne na gars yi di xalaat victoire yi na gars yi di xalaat bégal bi mu leen doon bégal am na ñett combat yoo xamante ne moo nekk ci kanamam kon gars yi yooyu yëpp nañ ciy xool nag bu baax a baax tey nag ñu toog ak Alioune Gueye déposé woon na li nga xamante ni moom mooy recours ci chute bi nga xamante ni dañ doon wax am na wala amul jël nañ ki nga xamante ni moom mooy Sitor Ndour mi ko arbitré tey nag ñu ñëw ci Alioune Gueye ndax recours bi génn wala génnul victoire bi kan lañ ko jox ndax su ma juumul tey jii la génn léegi Bombardier moom lañ jox victoire ci kaw Balla Gaye numéro 2 tungu na ne du teew ñuy nataal dañuy indi li nga xamante ne moom mooy papier yi dañ leen ko woon fii en direct sur Kewel Info ñu jox nag Alioune Gueye mu nuyoo waxtaan ak les internautes Alioune Gueye maa ngi leen wàccat maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu waa Kewel Info di nuyu aussi sa internet yëpp di leen nuyu di lay kontaan si ñoom parce que man dama leen di suivre tout le temps te vraiment lamb rek la ñuy wax te loolu dafa neex nee naa ñun ñi nga xam ni dañooy acteuru lamb yi bu ñu toogee nii suñuy kër di seetaan moom moo ñuy dàqal sax ñuy dem si terrain bi waaw toujours rek ñu ngi suivre. mais macha allah daal neex na trop macha allah li ngeen di def baal am na solo baax na trop quoi. Alioune Gueye nga yor Bombardier ki nga xamante ne moom mooy Pape Dia le feu la ñuy wax di ko ñaanal suñu mag jooju fi mu tëddal dàqal ko fu mu jógee moom moo nekkoon manager Bombardier gannaaw ba mu làqoo ñu naan Père Max la ñu naan Alioune Gueye am na ñu bari sax xamuñu woon ne Alioune Gueye moom moo yor Bombardier nan nga def ba manager ki nga xamante ni moom mooy Bombardier. waaw Thiat jërëjëf ni nga ko waxee sama xarit boobu nga tudd léegi muy Pape Dia xaritu ñëpp sax laay wax yàlla na ko yàlla teral ko àjjana yi gën a kawe si àjjana yi barki Nabil Moustapha parce que moom nit ku baax la woon nit ku baax a baax waaw moom xaritu ñëpp la woon booy xoolee sax adversaire Bombardier yi nu mu nekkee ñoom à l'aise sax affaire bi dala doon jaaxal Bombardier day war a bëre moom adversaire bi la gën a taxawal sax di waxtaan ak moom ba nga naan waa kii moom Bombardier la indi wala adversaire bi lay indi te loolu yëpp mbaaxaayam la moo tax gis nga bésam bi ñëpp fa demoon waaw te ñu koy ñaanal rek vraiment foofu mu nekk moom dàqal ko quoi voilà. tey nag nga ko manager Bombardier. waaw Bombardier nag yàlla dafa def
moom dañu xamante woon nekk ay xarit avant lii dañ doon déggante ba loolu amee aussi bu muy taxawal combat yi mu toog kër Gaston waxtaan ak Gaston ba pare Gaston woo ma Aliou dama lay dénk Bombardier pour man sax ay kaf la ak affaire yi demee noonu mun ma mër man yow laa bëgg ngay def comme ça nii Gaston jox ma ko ma yore ko nii daanaka daal lépp si Gaston la déparé ma koy nuyu Donkin ma koy nuyu moom it aussi di ko ñaanal ci 30 ans yi muy fêté gars yi dañuy wax 30 ans mais damay wax 30 ans de succès la parce que 30 ans yi vraiment bégal na ci Sénégalais yëpp képp ki nga xam ne rek namoon nga làmb wala bëgg nga làmb rek Gaston bégal na la ci donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax de passage voilà. est-ce que yor mbër mu mag yomb na ndax gis nañ ne mbër mu mag yi solo ñu yoree di nga parfois est-ce que di nga am ay problème nooy jànkanteel wala tey booy signé combat ak ñoom parfois ñu ne la bëgguma bëre kii wala kii est-ce que yor mbër mu mag yomb na. ah non man nag yàlla def na mbër yi ma yor yëpp man dama bëgg carte sur table man dama démocrate man damay bëgg lépp lu may def man du ma dictateur damay bëgg toujours ñu waxtaan ma ak yow lépp lu mu mënti am dama koy teg table ñu waxtaan après ñu xool li gën rek ñu def ko yàlla dimbale na ko ba Bombardier mii nag moom nit ku neex a yore la moom li nga moom da koy bàyyi ak yow moom kay li mu moom sax laa xëccoo ak moom mais li nga xam ne moom sama ressort la moom da ko bàyyi totalement ak man lu ma def baax na lu ma def neex na ko waaw lu ma ko digal mu def waaw lu ma ko digal gis nga làmb ji passé bu ngeen xoolee sax man kët cam laa woon du ma woon manager am mais kët cam laa woon parce que boobu nag après surtout mbër bi dafa génn xam nga man sportif laa et puis ñu bare dañoo réere ni man 6e dan laa waaw ñu bare dañoo réere loolu ci man et donc def naa yéen arts martiaux yu si bare xam naa ko te ba mbapat jotee aussi mbapat naa te Bombardier lu tax mu doy waar gis nga man ba may bàyyi mbapat moom si lay dugg ci mbapat di bëri ba ma ji def mënoon bëri ñëw na si mbapatu max fi bëri na fi ba nu mu demee kenn mosu ko daan moo tax su ma déggee nit avant ma koy yore dama naan dégg Bombardier mënul bëri doole la yore ay rey daf ma jàpp parce que dama naan ñii xamuñu ko mais ñu ko xam dëgg seetaan carrière am xool nu muy bëree day xam ne kii champion la ku mën a bëri la. bu ngeen xoolee combat bu mu bëree ak Balla Gaye da lay wan ne kii mën na bëree kan moom mas gis kuy bëree ak Balla Gaye taxaw bàyyi Balla Gaye mu jàpp ba pare nga taxaw Balla bu jàppee rek day jeex loolu ma lay wax ni kon Bombardier ndaanaan la daal voilà. ñu ñëw ci combat bi ndax man wax naa ak yow ngeen ma caat Bombardier day daan Balla Gaye nga wax ma ko plus de 3 fois man la foo ko teg man ma da koy daan. parce que li ñu foogoon ci MMA bi ak lii nii amul parce que MMA ak bii nii dafa am différence nga wax ma loolu noonu te dag ma koo wax loo xam te loo gëm dag ma ko wax 3 fois lan moo taxoon loolu noonu nga wax ma ko ba tey gisuma nga changé benn avis chaque jour ba ci jouru làmb ji bu ma la gisee ak sa ngëm-ngëm nga ne ma Bombardier da koy daan lan moo tax loolu gëm-gëm boobu na mystiquement lañ leen ko wax wala Bombardier dañ ko garanti loon victoire am lan la. cat xam nga loolu bu ma la koy wax fu ma ko teg mooy dama fekk Bombardier muy entraîné man su ma lay seetaan su ma la bëggee dama lay bett may taxaw fu sare xool ko di ko xool observé ko xool ko lu muy def parce que boobu maa ngi dégg chaque fois face à face ba Balla dafa am lu muy tenir ak moom xam ko maa la ëpp doole. maa la ëpp doole fuuf te lu mu gëm la gis nga Balla lu muy wax lu mu gëm la lu mu gëmul du ko wax naa Balla bu baax lu muy wax bu muy wax naan Bombardier maa la ëpp doole maa la mën loolu gëm-gëmum la lu mu gëm la te xamoon naa ni boobu Balla mi dese naa xam nga mas na wax Yékini dama laa xam te xamoo ma loolu moo ko dal nag si kii Bombardier c'est vrai que dem na MMA ñu kaawte ko kaw sa doom sax mën na la kaawte point la rek ñi def arts martiaux yëpp xam nañ loolu point la da ngay xool natt nit ci point dóor ko fa day wàcc ki mu ci dara point la rek kaaw boobu mu jël nag ñoom dañoo jàpp ni kon kii màgget la seen discours yëpp màgget la amul doole màgget la kii ñoo ko mën fuuf day dem ba mujj gi dañoo naagu ci loolu moo tax man la caat mu ne ah ma ne ko Balla mënatu dootul daan Bombardier
parce que nii ma koy gisee muy wax te xam naa ne Balla li nekk ci moom xam naa ban façon nit la lu mu gëm la te loolu mu gëm amul loolu moo tax man la da koy daan parce que bis bu ñu tampaloo ñoom ñaar rek dina xam ne kii borom doole la yàlla mooy bind nit ci noonu am na nit ñi nga xam dañ leen bind naanuñu doom defuñu dara mais seen bind la Bombardier noonu la ko yàlla bindee depuis bu muy bëree mbapat nii mu mel nii même ligne la mosul changé noonu rek bu ngeen xoolee parcours am yëpp ni mu tolloon la toll mosul changé donc loolu bindam la day yokk tuuti entraînement rek génn ci mu dem ci MMA ba lu tax ma waxoon la mooy daan mu dem MMA am ñu kawte ko ñu waxtaan ma ne ko mbër doo ñibbi moom déedéet Alioune du ma ñibbi si ma ne ko lu tax doo ñibbi si moom dama bëgg a toogaat fii 2 mois entraîné parce que la may xaar du ma teg la ñaari defet xam nga kon déjà moom xam na li koy xaar fii mu toogaat fa 2 mois yi nga xam ni intensité entraînement yi mu fa nekk woon nit mënu la ko wax bis boo demee buntu kër Bombardier di nga fa fekk benn pono ndaraan boobu mosuma gis sama xel mosul xalaat ni doomu aadama mën na yëkkati lii te Bombardier day fooye pono bi xaar ba nga gis pono boo gisee da nga naan non lii mënul nekk da koy fooye léegi su ma gisee yooyu yëpp am ba pare bu Balla taxawee ni ko maa la ëpp doole man dafa ma doon jaaxal dafa naan Balla xamul kii ba tey moo tax ñi Balla entraîné nit ñi nag xamuñu mérite duñu wax méritu Bombardier actuellement li ñuy wax non Balla entraîné wul su ma déggee nit kuy wax damay xam ne kii xamul dara Balla yàpp na Sénégalais yi Balla yàpp na boppam ba dem ba INSEP fay fa alal ju dul jeex di foofu di fa entraîné di fay xaalisam di bàyyi fii soxnam bàyyi fii doomam bàyyi fii njabootam voyager 2 fois di perte xaalis bu dul jeex ba pare du entraîné loolu mooy lan moo tax su ma déggee nit ñi wax ma ne ñii li ñuy wax waxu dof la Balla entraîné na mais làmb mu am ay réalité des fois di nga entraîné ba ëpp cat doole mu leer ne la yaa ëpp cat doole nga ñëw ca làmb jo lu ndaw yàq ko lu ndaw loolu il faut nga yàgg ci làmb nag wala nga mas a bëre pour comprendre loolu indi na forme bu baax bu indi loolu forme coup bi ko Bombardier dóor ci mâchoire day wàcc man ba nii may wax ak yow sax daf ma jaaxal lu tax Balla wàccul tegaat naa visionné waat xool ak force de frappe bi mu jëlee coup bi lu tax Balla daanul ba tey moo tax su ma déggee ku taxaw naan Balla waaw déggoo man la ku taxaw naan Balla entraîné na ma naan xamoo dara parce que coup boobu ñoo ñëpp kuñ ko si dóor nga wàcc ñiy wax entraîné wul ñëpp nag à l'unanimité ngay mbër ak koo mënti doon coup bi Balla jël boo ko jëlee da ngay wàcc mais du ko jël résister taxaw waaye nañ bàyyi doomu jàmbur li mu war a def na ko entraîné na indi na fulla fayda jom duy stade bi moom star la non Balla star nga man nangul naa la sa star te yàlla na yàlla lafal cat rek laa lay wax parce que ñëw na li amateurs yi soxla woon ci làmb Balla def na ko ñëw na liñ doon xaar ci moom def na ko feesal na daanu ñàkk jeex na mais lu nekk nga bëgg ko cee dégg mais nañu xam ne Bombardier mi mu doon bëri mérite la dafa am mérite am pour daan Balla. te daan fi Yékini daan fi Tyson. mais xoolal Balla dama ne kaay ma wax la tuuti ci Balla Gaye kooku xam laa. Balla Gaye c'est le seul lutteur bi nga xam ne dafa ñëw fekk fi ay magam daan leen ñoom ñëpp bañ jeex daan ay moromam daan ay magam daan ay maasam est-ce que xam nga Tyson musul daan moromam te nekk na roi des arènes seetal parcours yi du benn ndaanaan la boo bëggee mbër dëgg au vrai sens moo tax damay wax toujours muy Balla que ce soit Balla Modou Lo ñooñu mën nga ne Messi ak Cristiano Ronaldo lañu ñooñu ku leen bañ làmb nga bañ mi ngi mel ñaar ñee ku leen bañ Messi kee ku leen bañ football nga bañ mais Balla ak Modou Lo ku leen bañ rek da nga bañ làmb li nga bëgg mi ngi si nañ leen bàyyi nañ ko encouragé mu ñëwaat parce que kooku njëriñu làmb la njëriñu làmb la imagine tey Balla Gaye toogoon meroon ci lii ni bàyyi naa làmb Balla Gaye bu bàyyee làmb kan mooy perte moom pertul de amateurs yi ñooy perte. ba fi gàddaayee gars yi gis nañ ko amateurs yi ñooy perte nañ bàyyi doomu jàmbur li ñuy wax amul Balla bul déglu kenn ay bul ànd ak ma Samba ay bul ànd ak ma Demba ay noonu lenn rek laa xam ne tey su ma koy conseillé ci loolu laa koy def mooy
bu amatee combat comme noonu ay soirée yeeg ay yooyu ñuy wax te man gisaguma ku ni Balla gis naa ko soirée sàngam gisuma ko ñii wax ñëpp xëy na suñu face à face bi ñu doon def noonu ci soirée ba mu fecc ànd ak Wally Seck nangam ñu ni voilà acca waaw te loolu face to face de mu bégal ay amateur am dem toogaat mais nit ñi ñoo doy waar sénégalais moo doy waar fàtte nañu lépp lu baax lu waa ji mës a def lépp fàtte nañ ko mais dara connaisseurs yi mënuñu laa fàtte champion nga continuer li nga doon def yokkal say entraînement man xam naa ne doole pire ngay ni booy nu loolu doole bañ la dóoree da ngay wàcc keneen guñ ko fi dóoree nga wàcc dañ la dóor nga résister waaw bul décourager si lenn yow njëriñu làmb nga loolu laa ko wax. ñu ñëw am na solo ndax manager Bombardier la mais liñ naan doomu nit moom da nga koy nangul te Alioune Gueye nekkul fi même manager Bombardier la mais tey dafa nekk pour mbër yëpp ndax manager nga promoteur nga te gis nañ fédérateur nga man xam naa ci dara gis nañ bëri yoo xam te ni dañuy am problème da ciy dox di ci wax di yëpp jël sa xaalis di ci def am na booy yu bari yoo xamante ni muy que ça soit ñu tukki toog fi yooyu yëpp am na ñenn ñoo xamante ni tey jaar nañ sa loxo kon donc yow tamit macha allah mais fi may ñëw mooy ci biir combat bi gis nañ ni Balla Gaye ak Bombardier combat bi am na ñu jël Bombardier dañ ko jox victoire par décision arbitre ndax chute bi nga xamante ne moom la gars yi doon kaas naan chute bi am na gis nañu chute boobu dañ koo validé wul woon nga déposer recours ñu valider la kii bi tey jii la génn xam naa di nga ko indi kii bi pour waa recours bi waaw bu fekkee mën naa kii sama kii jël ko lan moo taxoon Alioune Gueye yow nga déposer recours gëm ni Bombardier daan na parce que am naa source que ni sax ba ngay déposer recours Bombardier da nga ko koo wax nii rek gars yi dañoo yaakaaroon da ngay tooña nga dem ci bu au bout am li nga bëggoon lan moo tax loolu moom déposer recours bi. c'est vrai que Thiat recours bi bu ma koy déposer Bombardier su ma ko toppoon duñ déposer recours parce que moom subir na ay injustice yu doy waar ci biir làmb ci yu bëri ci biir làmb ci ba ñuy dugg ci bunt ba ak ba ñuy ñëwee ci géew bi ak fekk ko ba ci cummikaayam te loolu dinaa def rek benn réclamation bi nga xam ne am na benn lu muy bind li nga xam ne loolu pour CNG la parce que nit buy defar loolu doo ko génnee ci mbedd loolu bind naa ko ba teg li nga xam ne lu ñu war a apporter la CNG ay touches yu ñu war a laalaat pour ñëpp comme ni nga ko waxee sànq ba nekkalu ma fi ma sàmm wala ma demba man damaa bëgg mu baax moo tax loolu du ma ko étaler ci biti mais ndayu mbilli gi muy waa CNG ki nga xam ne yàlla moom la fi teg muy Bira Sène ñu koy nuyu de passage muy nit ku baax aussi dinaa ko jébbal parce que loolu yëpp njariñu làmb la. danga ne Bombardier dafa dund ay injustice comme ci porte bi dañ ko faa téye ak ci géew bi nu xam nga bu muy soog a ñëw dañoo ñëw taxaw ci porte bi ñu téye leen bon ma ñëw ñu woo ma ba ma ñëwee ma xool ni sama mbër 17 personnes la am waru ko passé parce que nee nañ surprise amatul mais ba muy ñëw dafa indi sécurité boppam waaw indi na 13 personnes yi nga xam ne ñoo yor sécurité parce que nag làmb dafa doy waar parce que liñ ci génn la bu doon moom ak Balla rek kon Bombardier soxlawul sécurité mais dafa am ay préalable waa dire lu jiitu ay mbër day génn ñu koj ko toj otoom wala dem song ko loolu moom moo tax mu wut sécurité mais bu mu ñëwee ba foofu ñu ne ko sécurité day dugg si laa ñëwee si waa CNG ñaan leen loolu mu bindal leen décharge que ni dama am surplus 13 personnes ñu acceptel ma loolu mais dagg nañ ma ko xaalis bu bëri sax. parce que loolu dagg nañ ma si xaalis bu bëri ci loolu. 13 personnes la ku si nekk dagg nañ la fay loolu nañ la 30 000 francs. 13 personnes kenn ku nekk 30 000 waaw 590 000. 590 000. waaw ku si nekk dagg nañ la toll noonu 13 personnes yi te loolu aussi indi naa ci benn idée bi nga xam ne aussi ci sama réclamation yi may def jox naa ko waa CNG ci loolu. ba ñu ñëwee ñun dañu waroon dugg 17h mooy suñu heure mais Bombardier daa teel a ñëw 16h la ñëw ba mu ñëwee 16h top ñu dugg si dem di waaj a dem ci géew bi Kaamu Balla ñëw ba Kaamu Balla ñëwee après ñoom ñu am ñuy jubal ci géew bi ma ne ñaari boy yi nga xam ne si ñun lañ bokkoon dem man leen génne leen li ngeen dugalal
ñu génnee ko ñëw teg si nga gis ñu taxaw suñu taxawaay bu yar woowu taxaw nañ fa 42 minutes 42 minutes ñu taxaw ko sur place mu jigéen jël chaise jox bomb ne ko toogal mu nangu loolu nag aussi moom it daal di toog mais loolu par exemple tey mën nañ ñaari mbër grand combat ñu koy bëree bu ñu ñëwatee yow mi jëkk ci biir géew bi boo ñëwee 15 minutes nga am wala 10 minutes nga am defal sa débat de bi nga génn xajal sa morom mais bu ñu la bàyyee yow temps bu la neex mën nga faa toog bu la fi ne camp Balla bu la neexoon mën nañ fa toog 2 heures de temps kenn du leen wax pare leen te loolu aussi dañuy perdre temps te aussi day déstabiliser mbër mu amul moral. mbër mu amul moral loolu aussi dalay déstabiliser. ñu ñëw ci recours bi gis naa ci CNG ñu ngi ci def ministre des sports comité national de gestion de la lutte moom mooy CNG commission de règlement et discipline. commission bi dellu si nañ si li nga xam ne moom mooy li am mooy chute am na. règlement bi lu mu santaane loolu mooy chute bi. si loolu la ñu jëlee victoire bi daal di koy delloo borom. voilà léegi nag si loolu. bëggoon ñu taxaw foofu tuuti c'est-à-dire man lii defuma ko pour bombardier rek dafa demoon ba mu recours bi demande sociale la foo tourné ci àdduna bi lu ñuy wax naan lu ñu doon wax non bombardier lu mu dëkkul Dakar la bu doon Balla la bu dee Balla la waa ji bu rëppee sax ñu jox Balla victoire nangam lii commission bi def dafa crédibiliser waat CNG dafa war a tax askan bi xam ni CNG nekkalu fi ma Samba wala nekkalu fi ma Demba ku ci am sa dëgg dinañ la ko delloo te loolu la ñuy xaar ci CNG bi loolu la ñuy xaar ci commission bii commission bi nga xam ni tey Alioune Gueye bu fóotee ñu sanctionné ko promoteur bu fukkiyee ñu sanctionné mbër bu fóotee dagg xaalisam sanctionné ko kon ñoom aussi dama leen may xaar leen ci ñoom arbitre bu fóotee nañ ko sanctionné actuellement nii waruñu bàyyi nii rek mu dem xam nga fu ma doon xaaree ñu lu tax lii des na doon naa comprendre Sitor présenté ay excuses am Sitor waaw loolu laa day wax ni nag doomu aadama la man nangul naa ko loolu nit day juum man damay juum ñëppay juum mais doon naa xaar mu nekkoon moom un gentleman ni wax dëgg yàlla man dama juum kon kooku benn sanction warul topp ci moom mais dafa def sorti te moom warul woon def sax sorti tey commission bi bu ñu nekkee man ma dugal recours ñu nekk si recours bi di ko statuer moom Sitor warul woon génn di def sorti. mais pourtant foofu damay leeral parce que moom nee na ma en personne manager bi dafa def recours aw mu droit wax ci boo gisee def nañ interview mais ba léegi dugg ci éclaircirul ndax tant que nee na manager bi recours bi génnul du ci mën a wax. moom amul woon pour wax ak yow. parce que moom moo doon arbitré combat bi lii bu amee journaliste bu ko dëkk lii dana mënuma wax si loolu mënuma cee wax. mais ba tey waxu ci Bombardier ak Balla Gaye. ndeet xaaral rek mënuma cee wax man déglu naa audio boo dégluwul nga làmb ji su ma la fi waxaloon lenn yow billaay balaa ngoon di nga ko dégg ñun ñëpp famille lañu man je n'ai rien contre Sitor par contre kooku bëgg laa dama ko estimer. ku ko estimé la moom xam na ko sax ñoo nekkoon woon ci biir géew bi amul benn animosité suñu diggante amul lenn li nga xam ne kii nañ ko c'est-à-dire que ni man moom day défendre ay intérêt man damay défendre sama intérêt waaw loolu problème bi loolu la mais may comprendre ne moom moo doon arbitrer combat bi litige am na ci combat bi moom warul wax ak ma Samba warul wax ak ma Den. non moom foofu da ciy leeral ndax man dinaa dem jëliwaat ko day leeral ci recours bi. waaw kay moom. la mu wax foofu lépp avant recours bi génn xam nga ba ma dégloo moom mu wax lii lu mu wax yëpp wax naa li nga xam ne règlement bi lan la ci wax texte bi lii la wax droit lii la ci wax yëpp wax naa la ko boo tax ma gëm ni CNG du wedd boppam munul nekk ñoom mënuñu teg seen règlement ba pare weddiwaat seen bopp moom moo tax may la caat nga ne ma la mënuñu si dara. man la mënuñu si dara lii day jàpp kenn mënu ci dara parce que ñoom ñoo ko bind defar seen texte bind ko noir sur blanc ni lii ku ko def lii moo la ciy fekk chute fii lay commencé génn fee bu ngeen xoolee chute yi
pied gauche boobu Sitor di wax amul pied gauche Tibu Jaro Balla Tibu Jara liiwu Balla moom moo génn na ngeen visionné bu baax bu ngeen xoolee liiwu Balla moom moo nekk ci ginnaaw sàgg yi moo génn lii kese la ci cëru Balla lu génn ci biti amul leneen ñun ñëpp gi seetaan lii ñuy kaas lii ñuy wax tey bu doon Balla moo nekk position Bombardier barki alxuraan lii laay wax parce que man droit bi gis nga bu ñu tegee droit ak règlement ñun ñëpp dañu war a àndandoo respecté ko loolu moom moo ñuy permettre suñuy xale yi ñu yore ci écurie yi suñu xale yi ñu yore ci biir làmb ji ñoom it ñu mën a suivre mais bu dee yow da nga jiitu ba pare bëggoo wax droit xam droit naan droit bëggoo ko wax aussi y a problème xam nga déjà tey man xam naa Sitor ju bare ñi ngi wax naan ay dafa far dafa nangam loolu lu koy ne lii rek la mën na taxaw nit boo juumee taxaw reconnaître damaa juum man maa juum mais lan la su noonu dama juum nit mënu ci dara man jàpp naa ne doomu aadama day juum. amul droit wax tant que recours bi génn kon li ma waxee. moo tax ma wax la ne la nag kon moom amul droit wax ak journaliste. amuloon am na droit expliquer ñu waxtaan ak moom mais pas lamb ba la ngay. bu xasee ba am mënoon naa comprendre avant may dugal recours ngeen laaj ko mu wax lu ko neex parce que boobu combat bi jeex na arbitre mën nañ la laaj nga wax foofu instant boobu mais bu recours demee bu dugg litige am na te yaay principal concerné bi non da nga war a noppi da nga war a neutre war a toog wax dara lu jëm ci lu mel noonu da nga war a toog jàpp sa njàmbur ba mu génn ba yëfi génn daal nga daan toog te xam naa ne même nii mu génn nii su ngeen demee laaj ko aussi moom amul leneen lu mu ciy wax. Sitor mi ngi may dégg ndax man damaa sopp dinaa demaat ci moom ñu waxtaan maak moom recours bi génn na moom tamit bu fekkee am na droit tamit répondre aussi ñoom aussi ma leen di suggérer lenn c'est-à-dire que ni bu ñu defaratee règlement bu changé ci diggante buñ ci changé dara nañ dem ci acteurs yi ñu jox leen bu bees bi. wala ñuy communiquer ak presse bi tamit. waaw nañ communiquer. dem ci acteurs yi ñi nga xam ñooy principal concerné yi nañ ko jox manager yi d'accord mais lutteurs yi am nañ léegi ils sont bien organisés. mais nan ban kii rek. non Bombardier moom gis nga ni ngeen ko gisee nii muy toog nii si télévision moom noonu la mel moom fëkk yóbbu ko gis nga ba ma ko waa mbër bon recours bi jàpp na mais yàqalu ko ci lenn defalu ko ci lenn. amul dara non soo ko woowee moom amul droit tontu parce que ñun bëgg ñu tooñ dañu nekk ci contrat ak Gaston Mbengue te léegi suñu dernière face à face ñu ngi ko war def li ñuy tàggale ak moom dimanche la suñu defee suñuy face à face ba pare journaliste bu ko neex bu leen neexee ñoo leen ñu dem ba Mbour ngeen toog ak moom ngeen waxtaan ak moom lu ngeen ko laaj dina ci wax waaw lu ngeen ko laaj dina ci wax parce que Bombardier du daw presse waaw moom vraiment côté boobu moom naw naa ko ci waaw du daw presse bu la waree wax ak yow day wax ak yow su warul wax ak yow dana la admet entraîné te loolu moom mooy mbër mu disponible may pour bu dee da nga terminer aussi maa ngi may gërëm aussi acteuru làmb yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi daw injustice ñi ngi xeex injustice si làmb ji nañu xam ne bijou la ñun ñoo ko moom ñun adversaire amu si parce que Bombardier ak Balla Gaye est-ce que xam nga Bombardier daa fa Balla da ko bëgg Bombardier daa bëgg Balla Gaye même chose xam nga am benn journaliste bu laaj Balla Gaye benn jour ni ko yow da nga respecté trop Bombardier dañu ko ni ma respecté Bombardier noonu la ma respecté c'est exactement ça. Balla Gaye fii la papaam décédé ñi fa njëkk a jiitu B52 ci la bokk B52 tamit ba paap ja décédé Balla Gaye dem na fa te boobu kenn ku nekk war ngaa mën a bëre sa morom mais lamb. très bien mais lamb fii la yem sport la. sport la ñuy def loolu sport la day boole tey Balla bu bëreeg Bombardier pare am xaalis Bombardier bëreeg Balla pare am xaalis bu ñu bëree ba pare nañ si te xaar ba dimanche bu ñu dajee Bombardier Sa Thiès mooy waayam waaw Lirou Diane nag moo ngi koy wax leen jabar Bombardier nee na daf laa invité bu Mbour nee na nga ñëw nee na léegi yaay waayam comme yow nee nga Bombardier daa jeng ba pare nee na comme yow léegi Bombardier daa jeng yow yaay waayam léegi ñëwal nag yow yaay avocat am léegi Lirou ndeysaan xam nga loolu yëpp jàmm la xoolal Lirou avant combat bi lu ko neex lay wax Bombardier yàq ko lu ko neex mais teew philosophie lañ koy jëlee ba Bombardier boo xoolee ay doom ay mag lañu dañoo egg ci kaw man ay doomu Bombardier ñoo ma sut xale yi mais bëgguñu làmb kii football la bëgg kii basket la bëgg ñoom ci yoon la ñuy yóbbu donc léegi liñ ci mooy
suñuy waxanteeti nañuy sóor parce que man maa taxaw fii jàkkaarloo fii ñëw si écran bi wax lu mel na xeme Balla Gaye bu ëllëgee loolu day des du dañ day des suba juboo day am nga jubóog nit ka ngay wax nañ gën a rafetal ñun ñëpp benn lañ mbër yi si ñun la ñuy xool ñun ñi leen di jiite si ñooñu la ñuy xool seen communication ñun ñëpp defaraat suñu communication. muy nit ku baax ku yaru ma koy wax na leen gën a jàpp nag parce que xam naa li ngeen daj ci terrain bi Fallou ñii gën leen téye parce que xam naa li ñuy daj ci terrain bi bu baax a baax metti na trop gënal jàpp bu baax a baax te xam nga li ma la wax jaajëf. amaan mbégte contentement pour yéen ñi ñu doon suivre sur Kewel Info Aline Gueye la woon mu nekk manager Bombardier moom mu nekk suma xarit. loolu dafa yàgg mu féete woo ma nag sama chéri mu féete woo ma ndeysaan nekk suma xarit bëgg ma lool di ma conseiller fépp foo xamante nii rek tey ñu ngi ciy démarche moom da koy yëkk sama depuis info réew mi ba tey fi may jaar moom xam na man xam naa wax dëgg yàlla di ci jàpp lu bari moom laa gën a sonal ci àdduna lu ne loo xamante ni daf koy def te bu ñu waxee caat ak garaaw yow sama séeri nga sama nangam te bu ko neexoon loolu yëpp bañ ko cee fekk sama salaire yoonam nekku ci damay soxla xaalis ne ko lii laa bëgg wallahi lazim moo envoyé ma ko te bu ko neexoon mooy li ba pare di ma encourage di ma conseil di ma topp nag su ma defee erreur caat nangam ndeysaan bu ko neexoon loolu bañ ko cee fekk di ko ñaanal bu baax a baax ndax ni mu mel nii noonu la mel ndax xam naa ci dara nag mooy bàyyi Cheikh Tidiane bàyyi Mouhamed sama doom yooyu nga xam te ni macha allah papay maane di ko ñaanal daal li nga def ci làmb yàlla na ko yàlla fay ci barki Seydina Mouhamed taalibi Serigne Babacar Sy bi di la wax kontaan naa ci yow bu baax a baax aca jaw fara laata jaw ma jaw xoor fara jaw ma jaw xoor yow nga xam te ne maak yow ay junneeg 5000 lañ ndeysaan bokk ndey al buri sama doomu ndey bu ma ne laa acca rek nga ne acca tey la non tey Guèye lay sant tey jaw bu ñëw kër Guèye jaw sant xale la rek boo màggee Guèye ngay sant bàyyi ko rek mu sant tey moom Guèye lay sant tey moom Guèye rek lay sant caat dama bëgg na ngeen encouragé ma Balla bu baax a baax waaw kooku moom ndaanaan la waaw moom làmb moo ko soxla Balla yow soxla woo làmb moo la soxla waaw làmb moo la soxla ñëwal kon neel bu la kenn sa trajectoire moom bu la si kenn jëlee fi nga nekk foofu la jërëjëf siwaat na waa ji ñëwaat na ki nga xamante ni moom arène nationale saa bu fa wootee nga xam ni daanaan woote na arène nationale mbokk yi kooka la ñu ne Fallou Ndiaye borom Ndiaye production moo ñëwaat bi su le 9 janvier di bis bi nga xamante ni nii mbokk yi moom la Fallou Ndiaye borom Ndiaye production jël ne dama ci sargal ki nga xamante ni nii mooy borom coalition Sénégal 2035 dama ci sargal ki nga xamante ni nii mooy xaritu ndawu Sénégal dama ci sargal ki nga xamante ni nii moom la ndawi Sénégal bëgg kooka la ñu ne Mame Mbaye Niang candidat à la mairie de Dakar borom coalition 2035 mbokk yi moom la Fallou Ndiaye di sargal ci bisu 9 fan ci arène nationale Mame Mbaye am nga lu rëy ndaw ñi ñoo la sargal ndax kat ndawi Sénégal ku nu bëgg ba sargal la am na loo xamante ni def nga ko mbokk yi Fallou Ndiaye indil ko combat bu mag bi nga xamante ni ku doon amateur bëgg nga ko kookal la ñu ne Vieux Dacia xale bi nga xamante ni nii moo nekk ci Kër Massar xale bi nga xamante ni moo nekk ci école de lutte Boy Sey mbokk yi moom la jël boole koog Youssou Ndour mu lébu gi Youssou Ndour ndaanaan bi Youssou Ndour mi nga xamante ni nii du préparé day pare mbokk yi ñaar ñooñu la Fallou Ndiaye boole indi leen ci bisu le 9 décembre muy bis boo xamante ni lamb dootu ko fàtte waaye li ci gën a neex Mame Mbaye Niang sa bis bii combat spécial bi jar na lu ne Baye Ma Ndiaye numéro 2 mbokk yi jéeri ngoone mi ci ndaat moom la ñu jël boole koog bébé bis mi lébu bi bébé bis mi jàmbaar bi mbokk yi ak kan ñu ne Aïda Ndiong waalo bi Aïda Ndiong doomu Sénégal Aïda Ndiong mi nga xamante ni nii mooy yaayu Sénégal mbokk yi ñoom la ñu def invité d'honneur le 9 janvier ci arène nationale Mame Mbaye bis bi nga am rëy na de lamb de ku ñu sargal xamal ne def nga lu rëy ay le 9 arène nationale Ndiaye produit